asalaamaaleykum mbokk internetu Seneweb TV ak seneweb.com am nañu mbégte tey ñu rek daal di jànnoon ki nga xamante ni moom moo di Baye Niass moom bokk ci membre fondateur mouvement bi nga xamante ni moom moo di Fouta Tampi am nañ mbégte bu baax ñu ngi lay nuyu Baye Niass. ñu lay ziare yaay booy di la sàkku ñaan di nuyu waa Seneweb yëpp waaye di nuyu waa Fouta ak Sénégal. ñu ngi leen ziar bu baax. di fàttali rek ni kon bokk nga ci ñi nga xamante ni ñu leen a fondé mouvement bi di Fouta Tampi ki ci gënoon ràññeeku nag di ki nga xamante ni moom moo di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi amoon leen lu ngeen baaxoo woon moom moo di def sotti yoo xamante ni jëmlee ngeen ko ci Fouta nu ñu leen fàttee ci lu jëm ci wàllum développement ak lépp lu ñu leen di defal ca biir gox ba waaye lu yees moom moo di Fatoumata Ndiaye dafa génn mu ne Fouta Tampi kontaan nañ ci réalisation yi nga xamante ni buñ ko nattee toll nañ ci 70% yoo xamante ni président de la république def na ko tey ji ana lan nga ciy tontu ñun dañu bëgg a xam sax ana nëgëm ndax Fouta Tampi dafa dellu ci camp présidentiel bi. waaw ma njëkk tontu ci li nga wax ba léegi nii. Fouta Tampi musul dem si camp présidentiel Fouta Tampi si boppam musul toog ak benn homme politique de APR. si njiitu APR yi. amul benn membre bi bu musa toog ak membre Fouta Tampi bu musa toog ak waa APR muy man muy double cerveau muy bureau bi yëpp xanaa moom Fatoumata Ndiaye moom la ñuy dégg mu ngi dem toog ak gars yi Aliou Dembourou Sarr wax na ko si sortie bi mujj Fouta Tampi apolitique la benn du rejoindre benn parti ñaar te ñun du ñu musa topp Macky Sall xam nga lu tax Macky Sall mooy koo xamante ni moo gën a yóbbu Fouta ci ginnaaw. mais yooyu kàddu yu Fatoumata Ndiaye wax te bokkee ci yéen noo leen koy jàngatee. waaw parce que ci seen tur la waxee. waxul moom nag fa la erreur bi comme Fatou Ndiaye bi muy wax Fatoumata Ndiaye bi muy wax ñun yabaluñ ko Fouta Tampi yabaluñu Fatoumata Ndiaye. ci bakkanu boppam la waxee. moom dafa wax loo xamante ni kenn wax loowu ko Fouta Tampi instant yi ñëpp a mer. ndax li ma wax dafa ne 110% yoo xamante ni Macky Sall satisfaire nañu def na ko Fouta mooy lan la foofu Macky Sall def affaire phosphate bi muy wax affaire phosphate lu taxoon ñu tëj kii bi parce que dafa ne woon dina jéem a satisfaire ñi fa amoon tool ak ñi fa doon liggéey mu jéem a xool jeunesse bi Foutanke yi ñu jéem a ñëw liggéey ci phosphate ndendoor bi loolu noonu dara amu ci. keroog waa Fouta Insomie maa ngi leen di ziar Zakaria Sow ak Seydou Tall maa ngi leen di ziar bu baax ñoom keroog def nañ fi conférence de presse ñu invité ma fa problème phosphate bi ba léegi combat baa ngi continuer Fouta Insomie moo porté woon combat boobu Fatoumata Ndiaye maîtriser wul sax affaire de phosphate mosoo dégg Fouta Tampi ñun Fouta Tampi ñuy démarrer si démarchement phosphate bi ñun problème hôpitaux lañ doon wax problème tali yi ak dundin bi ak hôpital yi mais affaire phosphate Fouta Tampi xamu ci lenn. mais dandement bi mi ngi wax aussi ni ngeen ko doon kaasee. da ko doon wax nii rek di dem c'est que maîtriser wul dossier bi carrément boo bëggee xam si loolu lu la si Zakaria Sow ngay dem waa Fouta Insomie ñoo ko gën a maîtriser Fouta Tampi nag ñu ngi xeex problème Fouta yëpp c'est que combat benn mouvement mënu ko yor Fouta dafa bëri ay mouvement yi fa nekk di revendiquer Macky Sall nee na daf ñoo satisfaire à 70% te mënul wax loolu phosphate bi réglé wuñu problème bi parce que gars yi ñu fa waroon a jox seen ndàmpaay xaalis xam nga ñaata lañ leen jox borom tool yi ak kër yi 1,75 million ak weccet tuuti boo demee si conférence de presse bi ma lay wax ni Zakaria Sow mu ngi koy wax Seydou Tall mu ngi koy wax. deuxièmement Fatoumata Ndiaye nee na hôpital ba léegi benn brique lañ fa teg Fouta pour te dire vrai Fouta tey la gën a maay waxuma la Tampi de Fouta dafa maay mooy Fouta dafa dee hôpitaux yi ak tali yi dara satisfaire ñu mu ngi wax tali daane maayo diggante Matam jëm côté Wodébéré même pas 30 kilomètres li ñu commencé xoos ana daane maayo tali Matam bi jëm ba Ngidjolone bi continuer di dem ñoom gaawul loolu defaraguñ ko léegi ak tali boo xamante ne mooy diggante Ourossogui ak Thilogne ba léegi mu ngi des pareegul tool yi ñu ngi am problème ba léegi kon da ngeen bëgg a wax ni Fatoumata Ndiaye jokkootulul ak yéen waxtaanatu leen te yéen a ngi bokk même Fouta Tampi bi waaw kay loolooy problème bi parce que Fatoumata Ndiaye dañoo dem ba benn instant comprendre duñ ko parce que lii nii mu wax je pense que ne tamit dañ ko wax loolu il fallait que ñu wax dëgg parce que dafa am moment bi fi jàll dañoo amoon ay sorties télé yi ñu waroon a def ñu ne dañoo war a dem DSTV dénoncer pour affaire de résidence yi am Fouta dafa ne ak ñett duñ dem si Tunkara patati patata ñu mujjee dem moom dafa ne duñu dem mais ñu mujj dem ñëwaat affaire bi réussir macha allah de boobu ba léegi tamit comprendre duñ ko dafa Aliou Dembourou Sow boo leen demee seetaan face to face Aïssa Diofa Aliou Dembourou Sow dafa ne Fouta Tampi ñëwaat nañ APR gars yi commencé nag di ñu woo yéen da ngeen a ñëwaat APR ak yoonu ñu du ñu mus a dem APR Fatoumata Ndiaye moo am ak ñoom relation
tey jii ma lay wax Fatoumata Ndiaye nekkatul coordinatrice Fouta Tampi. bokkatul ci yéen. bokkatul ci mouvement Fouta Tampi. loolu depuis kañ la. tey jii parce que le problème bi mu amee dañ ko woo bureau ba ñu def fa audio ne ko Fatoumata Ndiaye parce que ñun ñëpp nekkuñu benn place des fois réunion yi ci réseaux sociaux bi nga ko mën a def ay WhatsApp wala yooyu noonu ñu woo ko ñu ne ñëw mu wax ci audio bii nii pourquoi muy wax ci turu Fouta Tampi Macky Sall satisfaire nañu dafa quitté bureau ba te xam nga instant ni dañoo war a def conférence de presse parce que ñëpp a ngi wax dañoo transhumé moom Elie moo waroon a jiite loolu war ñoo woo ne kaay la ñu def conférence de presse vite fait mais dafa quitté ne moom buy def sortie moom kese moo koy defal boppam kenn du ko defal mouvement bi du ko defal pour te dire vrai Fatoumata Ndiaye jiiteetul mouvement Fouta Tampi te li mu wax moom kese la engagé wul mouvement Fouta Tampi bu nekkee dafa jaay ngorom moom moo jaay ngorom moom moo dem si ministre bi mu may ko lim koy may mu ñëw di jéem a tuur lëndëm waa Fouta. ban ministre la dajeel. ministre Antoine Diome. te loolu dama ko bëgg a wax ministre Antoine Diome mu xam ko. munul détruire mouvement Fouta yi waxuma la Fouta Tampi rek de bu ñu jàppoon tet yi mooy ñi nekk ci kaw ñu yaakaar ne dina tax ñu kale combat Fouta dañuy nax seen bopp. parce que Fouta du benn combat rek la ñuy xeex du ay lekk ak ay naan bu ñu jugee ci loolu dañuy xeex valeur. bu ñu jugee ci loolu dañuy xeex nit ñi ñu xam seen diine bu ñu jugee ci loolu dañuy xeex pour ngóor jigéen bañ a yegg Fouta bu ñu jugee ci loolu dañuy sensibiliser nit ñi pour ñu moytu ay affaire de franc-maçon c'est que esprit Fouta Tampi comme esprit ànd sàmm jikko yi la c'est que dañuy defar jikko yi mais ba en même temps dinañ jàppale ba doomu Fouta yi du ñu génn Fouta di ñëw Dakar di jàng dinañ am école de formation dinañ fa am université fekkee suñu yaay yi fi doon ñëw di fajoo Fouta la ñuy yem di fa fajoo Fouta ba léegi am na ñu fa nekk ay sareen baam la ñuy demee hôpital am na ñoo xamante ni ba léegi dañuy wasen si sareet yi xanaa Fatoumata Ndiaye yërëmul ñooñu wala moom gisul coono boobu noonu gars yi di dund ba léegi xanaa moom du dem Fouta dëj bu fa amee de dina fa dem à partir man ak moom bi ñu fa àndee pour teeru ju président de la république ñun ay Foutanke lañ sax 100% même moom Foutanke la mënuma ko dindi Fouta parce que ñoo bokkoon combat bi li taxoon tamit ñu jiital ko tamit média bi dama leen di xamal benn affaire Fatoumata Ndiaye formé wul mouvement Fouta Tampi c'est pas son mouvement moomu ko Fouta Tampi Baye Niass man mii di wax ak yéen la Fouta Tampi double cerveau la rappeur la alliance Adama Sy yaa am na ñi génn Fatou Faye Dianka war ngeen ko xam Fatou Faye Dianka xalaat TV defar na ci moom benn portele moom moo amoon problème ak Aliou Dembourou Sow problème fee Ranérou waaw kay Fatou Faye Dianka ci mouvement bi la bokkoon yaa Aïssata Ba Keita yaa Ablaye Sok yaa Momo kooku Ranérou la dëkk pour te dire rek département bu nekk dañ fa amoon membre Podor Matam Ranérou Kanel ñoo ñëpp dañoo bokkoon ci mouvement Fouta Tampi ñun ñoo jiital Fatoumata Ndiaye ñoo ko ne kaay jiite ñu parce que jigéen nga comme tamit commencé nga dem ci plateau yi ñu jiital ko mouvement Fouta Tampi pour dire Fatoumata Ndiaye bi ñu ñëwee dañ koy tuddee Fouta Tampi dafa ne non comme que gars yi ñu ngi koy xëccoo ak ñun nañu dem uti beneen tur ñu ne ko non Fouta Tampi la ñuy indi dinañ fexe incha allahu rabbi ba tur bi dem fépp ñoo koy portendoo alors lan mooy relation am tey ak ministre bi tey jii ba ngeen mën a wax ni daje na ak moom te it for nañ ci wéyu bëy ñu ne dafa am lu mu ko jox ñëwaatal ak ñun ci c'est vrai am na lu ko ministre bi jox lan la ko jox na ko oto Fatoumata Ndiaye mu ngi ak ñaari voiture man maa wax loolu bu nekkee day porter plainte na ñëw maa ngi koy xaar bu nekkee tamit li may wax dëgg la xam ne ay fen la Baye Niass day fen na dem ci média yi mu démentir lii man maa la ko wax Fatoumata Ndiaye du mus a toog ci plateau mu weddi ministre bi jox na ko oto du mus a toog ci plateau mu weddi mu ngi lijjanti passeport diplomatique pour mu génn town bi du mus a weddi ne dem na ci Aliou Dembourou Sow may na ko xar tabaski du mus a weddi ne ñëw na ci Aliou Dembourou Sow pour mu jàppale ko mu gisanteeg président de la république xam nga des fois da ngay ànd ak ay nit ñu jox la lépp nga yaakaar ne ay ngaaka lañ nga nax sa bopp ñun duñu ay élèves ay taalibe lañ si daara la ñu yàgg mais xel baa ngi fii munoo nekk di jàngale yenent bi jàngale ngay nekk ngaaka jamais ñun si tànk yenent bi la ñu topp ñun li tax ñuy xeex ak Macky Sall du lekk ak naan rek toujours dama koy wax gars yi gis nga yàlla bi mu newee yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasul wa ulul amri minkum fa in tanazaatum fi shay'in fa rudduhu ila llahi wa rasulihi in kuntum tuminu billahi wal yawmil axir te boobu ba léegi ñun ci aaya boobu noonu daf ñuy guider yàlla daf ñu ne topp leen ma ngeen topp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gars yi ngeen topp seen gouvernement yi waaye fa in tanazaatum fi shay'in bu nekkee gouvernement bi ñoom bàyyi nañ yoonu yenent bi li yenent bi jàngale ak li yàlla digle na ngeen bàyyi ñooñu ngeen delluwaat ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun dañoo gis ne suñu gouvernement dañoo delloo suñu diine ginnaaw delloo suñu démocratie ginnaaw moo tax ñuy jug di xeex mais xeexuñu pour am oto
xeexuñu pour am kër xeexuñu pour am passeport diplomatique ñun Sénégal gi rek doy nañu États-Unis Sénégal bii rek doy nañu dëkkuwaay Sénégal la ñu bëgg nit ñi defar seen jikko yi population bi dégluñu ñu xeex combat bi noble bépp activiste bi ci nekk nga xam ne xeex bi ñuy xeex du pour am mais xeex bi lu ñu yàlla digal la waaye xeex bi ñu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam digal la. mais Baye tey naka la ñu mën a jàngatee kon parole yi nga xamante ni Fatoumata doon na ko génnee su mu nekkoon seen porte parole y a un mois géejul Seneweb ne woon du mës a ànd ak APR génn na fa sax ndax bokkatuñu yoon. Fatoumata Ndiaye moom da ngay yéeme ci moom quoi parce que boo xoolee jour bi ngeen fi toogee ci émission mu ngi naan Baye Niass dañ ko attaqué comme dañ ko menace de mort. te loolu xam naa ne du dëgg. man tuuti ma am si problème samay mbokk. t'imagine nga toog ci plateau nga ne diw dañ ko menace de mort. sans attaque sax nga woo ko nga laaj ko nga ne ko da ngay dem émission di nga fa waxaale loolu. mais yéen tamit lu tax contre diiru leen loolu weddi ko. non menace de mort xam nga sama tur la fa yóbbu moom sama tur la fa yóbbu ne dañ ma menace de mort man Baye Niass sama mbokk yi am ñi ma woo di naan loolu yow kañ lañ la menace de mort yëguñu ko te loolu c'est pas vrai c'est que xam nga bataille médiatique dafa am. Fatoumata Ndiaye dañ ko indi woon pour ñu gaaw a dégg Fouta. mais elle comprend pas pour moom héros la nit la boo xamante ni peut-être kenn waru ko laal wala kenn waru ko wax dëgg moo tax muy def ay sorties yi nii duñu tàggu temps yëpp ci crise lañ nekk mouvement Foutam bi ci crise la nekk. daaw leen woon tàggu. daanuñu woon tàggu c'est que mouvement bi man ak moom boo leen xoolee ñun ngeen di gën a gis ci mbedd mi boo leen ñëwee ci conférence de presse yëpp da ngeen ma fay gis ma nekk wetam. day am des fois absent parce que bureau bi dafa am ñu ci nekkoon dañoo gedd dem. parce que li tax ñu gedd dem parce que dañoo comprendre femme bi man maa ngi doon am ay doute mais kaka ne man su may monter su may porter benn combat ka damay bëgg ñu dem ba mu jeex man Fatoumata Ndiaye ñi nekk extérieur ñu ngi koy may xaalis pour mouvement bi mu koy lekk. billaahi te yéen waa extérieur yéen laay waxal xaalis bi ngeen jox Fatoumata Ndiaye pour tourner ñun nekkuñ ci benn tournée instant yi assemblée générale la ñu bëgg a tëgg xaalis bi ngeen ko jox pour tourner gisuñu ko joxuñu ko lekk na ko bu yàgg. billahi lekk na xaalis bi bu yàgg ba léegi musul jox suñu trésorier mu ne xaalis bi waa extérieur ñu ko jox te pourtant dégg nañu waa extérieur loolu kese am na ay dons yu ñu ko jox pour mouvement bi. mu ngi koy jaayaat mais yéen tamit loolu yëpp nu mu mën a xewee ci biir mouvement bi aussi waxu leen ci yooyu leen ci yàbbi depuis tout ce temps parce que bu ñu xoolee jeuntal 2020 bi ba ñu egsi fii ñu ngi dégg Fouta Tampi mais pourquoi pas ngeen jógoon dénoncer lii depuis le début. waaw xam nga lu tax depuis boobu parce que problème bi ci un mois la. problème bi yëpp c'est que boo xoolee sa émission bi mu koy mujj de boobu mu ngi négocier ak gars yi mais gars yi d'accord ñu mun a xaar ma dem tàngal pour li problème bi am yëpp ci un mois bi la temps yëpp ci régler lañ nekk nee naa depuis après suñu émission ak Tunkara problème dafa amoon ci mouvement bi moom lañ doon régler am ay mag comme Seydou Ba Matam Dino ñoom Thiam def ay médiation sama diggante ak moom ak gars yi léegi nañu def assemblée générale moom xam lan la wax 6 mois la ñu def assemblée générale d'ici 6 mois mouvement boo xamante ni dafa nekk ci crise kakane ñu ngi am ay doute yu ñu commencé dégg ci coordinatrice bi ñu ne ko nañu def assemblée générale man ak moom yëpp nañ fa jóge ci tet yi ñu xool yeneen bopp yu set ñu jiite mouvement bi dafa ne noonu d'ici fii ak 6 mois parce que yaakaar nañ fii ak 6 mois day génn town bi te du loolu du ñu nangu loolu léegi ci loolu lañ doon nekk di régler am na ay médiation yu ñu doon commencé def am na ay réunion saa yi mu doon def këram yoo xamante ne man dañ ma infiltré yëguma ko réunion WhatsApp yoo xamante ni moom ak yeneeni gars mais intention bi mooy nekkoon ñu defaraat mouvement bi comme moom ak man ak ñeneen ñu xaw a jël recul ñu xool ñeneen ñu jiitewaat mouvement bi wala même bu nekkee ñun dañ fay des du mouvement bi du doxee comme ni muy doxee comme benn Fatoumata Ndiaye rek mooy dem ci plateau yi ak yooyu noonu ñu génnee yeneen bopp ñoo xamante ni dañoo jàng pour te dire suñu bureau ay kàngam rek a fa nekk ñoo xamante ni dañoo jàng droit ñoo xamante ni ay rapport lañ ka am nañ jàng mi double cerveau bi mu lay wax ni day dem ci adduna bi yëpp di def ay tournée am salaam lay def ñoo xamante ne ay taalibe lañ comme man mii di wax ak yow ak ñeneen ak ñoo xamante ay professeur lañ ñu ngi ci mouvement bi ay cadre kes ñoo fa nekk mais nañoo jékki-jékki gis que moom mu ngi négocier fi ma wax nii ak yow nii gars yi dañoo tëj robiñam isaa mu ngi jéem a gisante ak yeneen ministres yoo xamante pour négocier ak moom sortie bii mu def pour te dire vrai dañ koo manipuler pour mu def ko Fatoumata Ndiaye du Fouta la war de mouvement bi la njëkk war ba pare mu door war Fouta Tampi daf leen war daf ñoo war parce que li mu wax ni waxloo wuñ ko t'imagine yow nga am benn problème bu am Sénégal yëpp di ci wax ñu woo la ñu ne la
kaay ñu def conférence de presse nga ne yow booy démentir yow kese yaa koy démentir sa bopp instant yi turu mouvement bi dëru mouvement bi moo nekk ni di moom lan la bëggoon démentir kaka ne moom demul APR te du ko def man ak yow ñooy wax Fatoumata Ndiaye du ko mës a def parce que si audio bi ñu mujjee dégg mu def ak suñu confrère RFM mi ngi woo bépp ndaw Fouta Tampi même yeneen mouvement yi nekk ci Fouta ñu booloo ànd ak moom ñu gunge président Sall. Macky Sall duñ ko mës a gunge Macky Sall dafa échec mooy président bi gën a yóbbu démocratie si ginnaaw. mais loolu la Fatoumata Ndiaye woote. Macky Sall mooy Fouta Tampi moo woote loolu Macky Sall ci boppam mooy président bi gën a yóbbu Sénégal à retard te Fouta Tampi ñu ngi des ci philosophie boobu ba léegi ñun duñu mës a war askanu Fouta ñiy wax Fouta Tampi dem nañ APR Fatoumata Ndiaye la concerné li mu wax moom la concerné bu demee moom moo dem benn membre Fouta Tampi musul gisante ak membre APR ñun amuñ benn médiation bu ñu mus a def ak APR te ba adduna di tukki ñun laa la wax du ñu mus a ànd ak APR 2024 dañuy bokk si ñi fiy jëlee APR ñu ngi ni ci maire yi dañoo bëgg bépp maire boo xamante ni APR a fa nekk dañ ko faa bëgg jëli ñun loolu mooy suñu philosophie on attaque te incha allah on gagne Fatoumata Ndiaye bu demee na dem mais dinañ wax gars yi am nañ ay yeneen i tête Fatoumata Ndiaye gënu ñoo jàng de. mais Fatoumata Ndiaye nag am na benn poids bu mu doon posé ci mouvement bi aussi quoi qu'on puisse dire. poids boobu ñoo ko jox maman. mais est-ce que tey jii baatam fu muy yegg yéen seen baat dina fa yegg. naka fan la baatam yegg. moo tax ñu xam Fouta Tampi de. mais Fouta Tampi moo tax ñu xam ko. il fallait que ngeen comprendre loolu. mais Fatoumata Ndiaye la personne de Fatoumata Ndiaye moo tax ñu xam Fouta Tampi. avant suñu conférence de presse Amnesty International xamoo Fatoumata Ndiaye maman mu ngi doon def ak live kenn du ko doon suivre. dama lay wax lu leer avant conférence de presse ak Amnesty International Fatoumata Ndiaye fu mu yegg. ñooñu waa Fouta Tampi ñoo ko fa yebbu. Fatoumata Ndiaye dañoo ñëw def bureau de 8 personnes ñuy waxtaan lu yàgg ñi ma la cité nii ñu nekk fa di waxtaan mu jékki-jékki Akhenaton mel ne muy def ay live. Akhenaton ak Fatoumata Ndiaye dañuy déggante lu bëri dama koy wax pour ngeen comprendre parce que Akhenaton manipulateur la benn côté quoi. man des fois am na ay propos yu bëri ànduma ak moom parce que manipulateur la Akhenaton mook Fatou Ndiaye ñoo doon tëggandoo ay affaire yu bëri parce que moom Fatou Ndiaye dafa gëmloo ne Akhenaton moom day seet day gis lu ñëwagul loolu la leen gëmloo c'est que comme moom gisaanikat la ba gars yi gëm ko léegi Akhenaton dafa jékki-jékki def mooy Fatou Ndiaye bi mu dewee ne dafa dem Gambie te demul Gambie Touba la nekkoon ñun daf ñoo gëmloo ne Gambie la dem te Touba la nekkoon Akhenaton dafa def benn vidéo boo leen demee da ngeen gis ci internet bi je pense que site bi laay fàtte mu ne Fatoumata Ndiaye lu tax pouvoir bi di ko buntu xatal parce que Akhenaton da ko newoon demal man naa fexe ba nga am buzz ba nit ñi dégg la mu ne Fatou Ndiaye dafa xam problème Sonko ak Adji Sarr moom Akhenaton mu wax loolu parce que période boobu boo waxee Sonko ak Adji Sarr rek ñëpp dañ lay bàyyi xel quoi mu ne lu tax ñuy buntu xatal Fatoumata Ndiaye parce que dafa xam problème Sonko ak Adji Sarr ñun Fatoumata Ndiaye ñëw si ñun naan non kii li muy wax du dëgg te pourtant moo ko Akhenaton ñoo def plan boobu noonu de ba pare moom muy retourné wu ñëw si ñun naan ñu Akhenaton li muy wax kii xamaguñ saa tur bi boobu ñu naan journaliste bi li mu wax ay fen la nangam nag moom di ñëw di ñu jàppale ñun dinañ ko démentir man boobu def naa live sama compte Facebook Baye Niass Fouta Tampi ak double cerveau ak Aïssata Ba Keita ñu def live démentir Akhenaton li mu wax noonu te Fatoumata Ndiaye ñu ngi suñu biir de ndekete lu ñu def rek moom mu ngi koy rendre service Akhenaton mu ngi koy wax Akhenaton léegi boo xoolee live Akhenaton yëpp day pousse waa jàppale leen Fatoumata Ndiaye boo seetloo loolu ay live am yëpp loolu lay wax day porter si Fatoumata Ndiaye Akhenaton bokkoon na si ñi doon manipuler ci ginnaaw femme bi di ko naan defal li pour te dire rek gars yi bàyyi loolu xel bu baax y a des gens yoo xamante ay manipulateurs lañ te ñu ngi wax seen bopp ay activistes Fatoumata Ndiaye léegi bu mu newee mu ngi Touba mu ne dañ ko menace ñun fekkee wuñu menace am de ah bon fekkee wuñ ko non mais problème nervi yi nag non nervi yi fekkee nañ ko nervi yi maa ngi sur le terrain mais dëgg la yooyu dëgg la non nervi yi dàkk ji nañ ñu nangu nañ suñu bâche attaqué nañ ñu daw tuuti reculer tuuti attaqué tuuti yaa ma gën a xam nervi yi moom ak parce que ñun foofu nervi yi ak policiers yëpp ñooñu doon attaqué kon yooyu mais yeneen yi si topp kon dañ ko ci yokk comme yeneen wax yi ni ñu raconté histoire nervi yi dóor nañ fa ay nit loolu yokkuñu loolu c'est vrai dóor nañ fa ay nit mais Touba bi daal moom du c'est pas vrai non dem na Touba la nekkoon que lim ñu wax Touba la nekkoon te man peut-être gëm naa ne Touba la nekkoon mais lu ma lay wax waxuma c'est pas vrai que ne si menace yi parce que moom dafa ne gars yi ñëw nañ gàllam attaqué nañ ko ak yooyu noonu mu ñëw wax ñu ko
man au début dama bañ mais bi ma ko waxee dama ne comme que dañoo nekk si démarre mouvement ni yow jarul ngay daw billahi azim maa wax ak moom li ma ne ko woowal Pape Alé Niang yor nga numéro am nga woo Ahmed Aïdara mu woo leen gars yi jàllale ko affaire bi commencé am biir wi Fatoumata Ndiaye ma ne ko léegi da ngay ñëwaat ñu def conférence de presse ñun mouvement bi yëpp ñu wax ko loolu mu ñëwaat boo xoolee jour boobu noonu bureau ba man kese maa ñëw maa fekkee kii boobu ak Abdoulaye Sock parce que double cerveau dafa jàppoon ak Abdoulaye Sock porte parole bi mu ñëwee man jour boobu saa gàllam laa fanaan pendant 3 jours chaque jour dañuy gisee man ak moom ñoo ànd ba si Y'en a marre vidéo bi ko Y'en a marre defar sama kanam la boo xoolee si vidéo Y'en a marre bi bàyyi ci xel bu baax mu ngi naan dafa daw dem Gambie si vidéo Y'en a marre bi boo xoolee si conférence de presse bi mu ngi naan dafa daw dem Touba xam nga ñaari wax am na te pourtant bi mu defee loolu maa ko njëkk corrigé ma ne ko Fane Ndiaye li nga wax ñi jiwaloo na de yaa ngi woon Gambie yaa ngi fi yaana Sénégalais yi dinañ ci bàyyi xel de mu ne non garaawul gars yi de duñ ci bàyyi xel ak yooyu noonu on se continue garaawul mu ñëw ñu dem Amnesty International man maa dem naa ba Amnesty International ak Bassirou Sy kooku professeur la ñu dem ci Y'en a marre toog ak Aline Sané waxtaan ak moom mu ne incha allah dañ leen soutenir jour conférence presse boobu caat moo waroon a ñëw mais kanamam dafa néew woon moo tax mënul woon ñëw mais woo nañu nee na mu ngi ñuy supporter ci combat bi ñu def conférence presse Amnesty International mu am doole ñu bëri daanaka fa lañ ko déggee après loolu am nañ ay émissions yu bëri mu ne ma bàyyi foog ñu dem Fouta man au début dama ko ne woon jarul parce que buñ fa demee day risque mu ne non foog ñu dem parce que yéen a ngi dégg muy wax waxu chaîne or da koo jaay c'est pas vrai ah oui je te le jure jaayul benn chaîne oram wallahi al azim uksimu billahi lu la laa lay wax Fatoumata Ndiaye jaayul benn chaîne or chaîne or boobu noonu muy wax ñu mësuñu ko gis bi ñu dem Fouta dafa am benn ñaari gaa am nit ñu ñëw bokk ñu ne ko da ngeen di dem Fouta comme li ma lay wax ñu nekk diaspora ak yooyu noonu dinañ leen luweel ay oto am na ñoo xamante ne sax ci Pastef lañ nekk mais du Pastef ñoo leen yabal parce que waa Pastef quel que soit alpha ñu ngi seen combat nice quoi bëgguñu leen mélanger ak Fouta Tampi mais ñooñu dañoo ne ñoom ay patriotes lañ gis nañ combat bi dafa noble dañ ñuy luweel ay oto ñun bi ñuy dem Fatoumata Ndiaye dafa dellu parce que oto bi dafa amoon ay renseignements généraux sama numéro lañ jël ñu woo ma loolu wax nañ ko jaruma si jaaraat ba pare maa ngi dégg sa émission mu ne dañ fa taf caméra ci oto bi waaw loolu la ma waxoon wallahi amul benn caméra bi ñu fa def ci oto bi barke Seydina Mouhamed maa la ko wax je te le jure renseignements généraux dañoo ñëw filmer oto bi dañoo yaakaaroon dinañ fekk que la mobilisation bu bëri pour jéem a peut-être indi foofu benn boucan ak yooyu noonu ñu fekk ne dañoo tas gars yi dem nañ ñu bëri tamit ci combat bi Fouta lañ nekk benn minicar lañ fa yóbbu bi ñuy dem benn Mitsubishi ñu yéeg ci oto bi di dem renseignements généraux yi man la ñu woowoon ñoom nag après dañoo teg dil parce que dañoo reer rek ñu daw génn gaale bi ñu leen di woo ñu ngi fii ma ne ko nañu dem nañu waaxu ñu dem bi ñu demee ba ci yoon bi lañ comprendre gars yi ay renseignements généraux ñu ne ko na wàcc man maa ànd ak gars yi ñoom Almoudou Tidiane ñoom Adama Fall am na ñoo xamante ni benn paa billahi azim paa la am na ay 60 ans et quelque la 70 ans dafa bàyyi njabootam ñëw ànd ak ñun Fouta t'imagines lu noble loolu billahi azim paa bi Cherif la surtout yonent bi la Almoudou Tidiane la tudd dafa bàyyi këram bàyyi doomam ñëw ànd ak ñun ba Fouta ñoom Adama Fall ñooñu ngi xëy benn jour nga bëgg leen war nga ne Fouta satisfaire nañ ñun kay li ñu comprendre mooy nan ka ngeen mën a seetaane Fatoumata Ndiaye di manipuler askan bi yéen tamit ngeen dëgg si tànk non période boobu noonu manipuler wul askan bi que ni ngeen non bu génnee ay information yoo xamante ne en réalité c'est pas vrai loolu en quelque part manipulation la un mois yi xam nga loolu lim lay wax ni un mois la mais loolu c'était avant laataa démb c'était avant laataa démb nee naa la pendant un mois saa ni ci problème lañ nekk ñu koy régler man dama naroon génn mais nit ñi ñoo ma tax ñoo ma ne noono xaaral parce que man boo waxee Fouta Tampi ne Fatoumata Ndiaye boo dégloo interview am yëpp Baye Niass lay wax effectivement léegi Baye Niass boobu noonu nag man dama bu ko mu yàgg sama crédibilité depuis bu yàgg man bi ma amee information dem na ci Aliou Dembourou Ka dem na ci ministre de l'intérieur dama naroon a génn dénoncer dama naroon a génn def conférence de presse wala dénoncer dem ci média yi dénoncer mais gars yi ñoo ma ne xaaral parce que am nañ ay mag ñi nekk ci mouvement bi bàyyi ñes xaaral ñu xool trouver benn médiation boo xamante ne ñu xool nu ñu régler problème bi ma ne cool garaawul maa ngi leen di seetaan bureau bi nag di boobu léegi liggéeyuñu moom tey fi may wax ni dafa quitté bureau ba pare retiré ma ci panel WhatsApp bi man mi bàyyi ñes double cerveau maa ngi koy jaar bu baax a baax wax nañ ci rajo yi instant yi nii commencé nañ jóbbu suñu audio Pape Alé Niang contacté nañ ko dinañ fexe ba média yëpp ñu xam ne Fouta Tampi mu ngi des ci philosophie am ñu ngi continuer di xeex man damay sant yàlla xam nga lu tax damay sant yàlla ñu bëri ñoo xamante ne ay site internet yu am crédibilité jotuñu def ci Fat Ndiaye yenn portele yi
comme ay xalaat TV ak yoon dama doon ragal ñu def ci moom benn portrait parce que dama xamoon ne lii maa ngi ko doon xaar pendant 1 mois yi nii wallahi al adim lu ma doon xaar la parce que depuis bi ñu amee information Fatoumata Ndiaye nangutul bokk ak mouvement Fouta Tampi combat bi. yéen kay est-ce que dafa isolé wu dañ koy woo duñ ko jot. mais est-ce que du yéen da ngeen frustré wu quelque part ndax li mu am oto ñu neexal ko est-ce que du quelque part da ngeen a frustré ci li mu mujjee jot te yéen amu leen ko moo tax ngeen di door a toog ko ba léegi def sortie. Fatoumata Ndiaye 2021 la dugg ci combat. papa maman. 2021 man xam nga depuis quand depuis 2011 maa ngi ci combat bi. ok looloo tax ñuy wax. waaw may ma rek ma expliqué la. Fatoumata Ndiaye mënuñu ko proposer luñ ñu proposé wul. Abdoulaye Sall Sall. bokk na si ñi financé Macky Sall. pour mu nekk président de la République. c'est mon grand frère. jëndal na sama papa oto kooku bu mu bëggoon ci moom tey ay millions pour ma jaay sama combat peut-être bu ñu waxtaanee ñu négocier bokk naa si ñi ko gën a sonal ci commune na Baye Sifot pour te dire rek. yàlla xam ne ay taalibe lañ. yeneen bi moo ne man raa minkum munkaran fal yughayyir bi yadi fa in lam yastadi bi lisaani fa in lam yastadi bi qalbi hada adaful iman dafa ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne boo gisee loo xamante ni jaaduwul na nga ko régler ak sa loxo ñun Fatoumata Ndiaye mënuñu ko dóor Macky Sall mënuñu ko dóor ministre de l'intérieur mënuñu leen dóor mais boo mënul dóoree ak sa loxo dindee ko sa loxo na nga ko dindee ak sa làmmiñ làmmiñ boobu noonu lañ nekk di digle ñun jihaad lañ nekk di def man bañ naa ba bëgguma kenn wax ma activiste dama bëgg ñu may naan jihadiste ñun jihaad la ñuy nekk di def parce que nee naa la yenent bi ak yàlla ak yenent bi la ñu topp lim ñu digal ci tànk boobu noonu la ñu nekk ñu mel ni man ñoo nekk ci mouvement Fouta Tampi di xeex loolu Fatoumata Ndiaye ñun oto tiitaluñu papa maman moom la oto tiital ñun boo demee suñu kër yi di nga fekk ñu gaare suñuy oto pas man même bu ma amul oto am na samay papa samay chaque famille bu baax lañ nekk quoi li tax ñuy xeex dafa am ñi nekk Fouta amuñu baat dañoo bëgg nekk voix de sa voix xam ni ngeen koy waxee yéen tubaab yi voix des sans voix waaw kay dañoo bëgg di jàllale combat yi mooy que ñoo xamante ne amuñu baat ñuy génnee seen jafe-jafe wax ko waa Fouta wax ko waa Sénégal ñu xam ko boo gisee ci année bi Fouta foo dégg gars yi di ko communiquer Fouta loolu ñun ñoo ko liggéey Fatoumata Ndiaye lépp lu mu nekk tey ñoo ko def quand ay dañoo gis mu am dara ñu koy jéem a naw ak yooyu noonu Fatoumata Ndiaye amagul dara oto lu toll ni combat bi mu doon porté bu nekkoon jaay boppam rek du oto la ci war a am combat boobu noonu ñun ñëpp laa la wax mouvement Fouta Tampi yëpp mënoon nañ am lu ci nekk mais xam lan la ñu waroon am mooy que ne ñu am tey ñuy ñëw naan yéen de li ngeen di xeex dafa noble bëgg nañ ñëw ànd ak yéen ñu dem defari Fouta bëgg nañ ñëw ñu jàppale leen ngeen defar ay forage ay ONG yoo xamante ni dañoo set looloo nekkoon suñu philosophie xool nit ñoo xamante ni diaspora lañ nekk seen loxo yi dafa set bokkuñu si benn kuréelu ngóor jigéen ñu ànd ak ñoom loolu moo nekkoon suñu feuille de route ànd ak ñoom nee leen dëkk bi dañoo soxla courant nañ leen jàppale dëkk bi dañoo soxla ndox nañ leen jàppale dëkk bi dañoo am problème hôpital nañ leen jàppale ñii ay taalibe lañ dañoo am problème dëkkuwaay nañ leen jàppale ñii seen tool yi dafa am problème nañ leen jàppale ñun loolu moo nekkoon suñu philosophie te Fane Ndiaye mënu ko yàq maman C'est super intéressant et important. Donc, comme nous avons le pouvoir n'aime pas le bruit. Ou tu les rejoins, ou tu croupis en tôle. Gis ngeen jigéen jooju noonu nekkoon Fouta Tampi dafa porter plainte ki toppoon ci moom Fouta Tampi jigéen jooju man musuma ko may crédibilité quand même dafa mel ni xaw ma yàlla moo ma waxoon elle n'est pas de bonne foi c'est la première fois sama gémmiñ ngeen dégg ci ak lu may live ci kaw suuf musu leen dégg ni ma kenn génnal fenn fu mu mus a wax tudd tur boobu Fouta Tampi na ma ko kenn génnal ma jox ko 10 000 francs léegi mu dem màggali na ma kenn génnal fu ma mus a tuddee ci samay live bu ma juddoo ba léegi Fouta Tampi wala mu tudd turu ku jigéen kooku et pourtant nekk na fi depuis 6 mois Fouta Tampi mu nekk ci kanam di wax ñu kii kay doon activiste la combattante la mi ngi fii mi ngi faa mais musuma tudd turam dafa mel ni wallahi suñu borom seede na ni bu ma woowoon Omar Ben Khattab mu seede ko ne mus naa ko wax ni
mus naa ko wax ni ci waxtaan Omar Ben Khattab bu BMG 44 ne ko ndaw soosu Fatoumata Ndiaye xawma elle m'inspire pas une confiance awma ci moom confiance Omar Ben Khattab bu BMG 44 mus naa ko ne man ma seetaan benn vidéo muy wax ma ne Fatoumata Ndiaye mii Fouta Tampi awma ci moom confiance inspiré wu ma confiance musuma def live tudd turam musuma képp ku fi combattante wala combattant tudd naa fi sa tur musuma tudd turam musuma def live wax turam musuma def live wax sax Fouta Tampi parce que dafa mel ni suñu borom moo ma déewoon ni kii elle n'est pas de bonne foi barki dem ma tourné gis ñu ne dem na ànd ak Macky Sall ma tourné gis ay audio muy wax dem na ànd ak Macky Sall ba dem porter plainte sax ki toppoon ci moom kooku tey wuyu ji dig kooku tey dem wuyu ji dig mais heureusement xam nga tey jox naa challenge ne leen ko mun a gis moo juddoo ba léegi laa wax judd ba léegi ku mus a dégg fu nga ne Fouta Tampi wala Fatoumata Ndiaye bu nekk Fouta Tampi ku ko mus a dégg wala xaw ma Aminata Ndiaye xaw ma Fatoumata Ndiaye musuma tudd turam musuma live ub sama gémmiñ gi c'est la première fois mu wax turam à part lu may wax ak sama nit yi ay ñoom Omar Ben Khattab ne woon naa ko kii inspiré wu ma confiance aw ma ci moom benn confiance muy reetaan mais Mor loolu da nga wax loolu ma ne ko kii benn jour am si ñëwaat ne ma Mor maa ngi commencé gis li nga wax kii daal te li ñuy wax ni def na ay 3 mois 4 mois tey gis ngeen ko alhamdulillahi rabbil alamin boo nekkee ci société da ngay étudier société bi di étudier nit yi di xool ñi nga xam ni ñii am nga ci ñoom yaakaar ñii am nga ci ñoom yaakaar ñii jar nañu xoolaat ñii loolu lépp lu am solo la ci dund lu am solo la aussi ci combat bi ma waxoon leen tamit ne bàyyi leen jiital doomu aadama kese ne kii na leen jiite parce que kooku mun na leen bett n'importe quel moment mun na leen bett loolu yàgg naa leen ko wax yàgg naa leen ko wax ba waxoon naa leen sax ne dafa am ñoo xam ni dañu am conscience citoyenne boobu Guy Marius Sagna dafa am conscience citoyenne dafa am ñoo xam ne ñoom énergie bi lañ am conscience bi mooy ñi nga xam ni ils sont instruits bopp yi dafa fees tepp Guy Marius Sagna buy wax mooy pour nga daane Guy Marius Sagna c'est trop difficile conscience citoyenne am mooy wax moom conscience citoyenne mooy wax ci moom dafa maîtriser li muy wax xam li muy wax am na ñoo xam ne amour citoyen lañ yore amour citoyen ñoom Karim Xrum Xax amour citoyen la yor mais amul conscience citoyenne boo ñu xool Karim ni nga gis ci moom aal gi énergie bi ni muy bëgg a génnee lu nekk ci moom aal gi nekk ci moom fugg bu nekk ci moom bëgg bu nekk ci moom loolu amour la amour citoyen la wala ma ne amour citoyen la entre guillemets citoyen amour bi la am mais amul conscience bi Guy Marius Sagna doo ko fekk ci waxtaan mukk ñu ne ko may tey wax dof nga wax wala waxi kii nga wax wala waxi non fu mu publier rek da ngay ñëppay adoré ñëppay aimé kooku ñoom ñëpp patriote lañ dafa am ñi am conscience citoyenne ñi am amour citoyen bi ñi am énergie bi ñii dañu àll bi la ñuy demee mais ñoo ñëpp ci combat bi lañu bokk kenn jaru cee xeet kii dem xeexi ki ku préparé arme bi noonu la société bi formé woon la société africaine loolu moo tax ngeen dul dégg ay géwél ñeeñoo tëgg xam nga lu waral loolu buñ doon dem guerre ñeeño bi moo doon defar arme bi ustensile yeeg arme beeg yooyu am ñoo xam ne ñoom ñoo doon dem guerre yi ñooy nekk ci kanam uude bi moo doon defar der bi bu ñeeño bi defaree jaasi bi ba mu ne car mu jox uude bi ëw ko def ko der ba mu rafet
da nga ciy mën a téye di gor tëgg bi defar flèche et cetera noonu lañ organiser woon loolu moo indi kii tëgg la ñeeño la géer la xaw ma géwél yi ñoo doon tagg baaxumaam buur yi di dem guerre ñoom dañuy dem guerre mais ñoom ñëpp may dem guerre mais ñii ñooy nekk ci kanam ñu leen di xabtal ñuy xeex sama mooy newoon lii musul daanu ci xare nangam ñuy xare di reyante donc loolu moo indi li ngeen structuration société africaine bi donc xeex gëlawaar yeeg torodo yeeg et cetera la révolution de torodo de Thierno Souleymane Baal je pense bien que jàng ngeen xam ngeen ko donc structuration bi sociétale boobu noonu la demee woon donc xeex bii ñuy xeex man xeebuma kenn man mii di xeex ba sonn ku ma indil ndox ci xeex bi la bokk ki may xabtal voilà ñi ngi fii dem leen fii kooku ci xeex bi la bokk ki may xabtal ci xeex bi la bokk ki ma naan kii nga xam ne buñ ma dàqee ma daw mu ubbil ma këram ma nëbb ma fa ci xeex bi la bokk te këram la toog mais bu ñu dóoree embuscade ñu daw tëb benn miir ñu ne moo laa dugg xeex naa ñaata yoon embuscade ñu seey ci biir kër yi dugg naa ci kër ñu dugal ma ci suufu lal parce que man sama xeex dafa yàgg nag sama xeex dafa yàgg de suñu xeex dafa yàgg UNES man xeexkat laa musa doon UNES mooy Union nationale des élèves et étudiants du Sénégal UNES Union nationale ñaari des élèves et étudiants du Sénégal man ci jamono UNES laa doon xeex grève di jiite ay école du léegi de grève UNES Union nationale des élèves du Sénégal nekk ci digg ci kanamu grève bi di jiite di dóor ay mots d'ordre bu ñu ñëwee ci kër gi tam gis ngeen c'est un groupe engagé bokk na ci groupe yu gën a engagé Sénégal ba tey Y'en a marre bi foofu la génnee yeneen activistes yi ñu koy gis yëpp ñun ñoo leen dugal ci activisme Sénégal fii amul beneen groupe bu fi jiitu kër gi ci activisme bañ nañ ko ba Y'en a marre ñun ñii la jóge kon keneen koo fi gis ñuy wax activiste bu dee tey ñu ne kii ñu ne Malal wala ñu ne Simon wala ñu ne Karim Xurum Xaq ñun bu ñuy ñëw Dakar ñoom nekkuñu ci activisme kenn musu leen gis ci xeex dañ doon rab seen rab ñibbi seen kër ñun ñoo leen yanu dugal leen ci activisme ñun ñoo jógee Kaolack indi xeex indi sànni xeer indi wax ak gars yi indi sànni parce que ñun ci loolu lañ formé woo ñun ñoo dugal waa town rappeur town yi ci activisme pour maanaam l'amour de l'activisme ñun ñoo ko sol ci Karim Xurum Xaq ñun ñoo ko sol ci Fou Malade ñun ñoo ko sol ci Simon activisme laa la wax donc xeex boobu lu yàgg la mais comme nu ma koy expliquer ki nga xam ni mooy xeex ki koy indil ndox ci xare bi la bokk ku yuuxu ci xare bi la bokk kii taal safara ñun dañ doon xeex gars yi dóor ay lacrymogène ndeysaan am na benn sànday léegi ku màgg la am na jëkkër am na njaboot xam nga lan la doon def ci xeex bi non xeex dafa am solo de xeex doo xeex kenn kooku bu ñu dóoree lacrymogène moo doon taal benn ay morceau xaw ma fu mu jëlee ay morceau xale bi mi ngi doon jóge ba Wakaam ci xeex bi lañ xamante ci Wakaam la doon jóge léegi bu ñu waroon dem ci front yi 2012 laay wax bu ñu waroon dem ci front yi bu jógee Wakaam day jël bis xaw ma seen bis tataay ay 44 bis affaire yooyu noonu bis yooyu la doon jël di wàcc benn tali la ma doon fekk usine benn tali bu ñëwee mu Wakaam mu jaar université foofu après am na buy jógee jaar Grand Dakar ñëw ba usine benn tali koppe mu wàcc foofu ñëw sama gàlle day teel a ñëw ndeysaan sama gàlle sax lay ñëw añee buñ añee ba pare ñu dem ci combat bi mais gel bi moom saagam bi da ko doon duy morso ba mu fees ak almet buñ xeexee bañ dóor ñu ay lacrymogène buñ ñëwee moom mooy taal
lu mu tuddee sagar bi ñun ñi xeeñcu ci parce que safara boobu noonu moom mooy dindi lacrymogène bi moom moo ko doon taal pas ndox da koy gën a amplifier te loolu lépp kooku lu mu doon représenté dafa am solo ci xeex bi ci xeex lañ xamante ba bu muy tak ba bu muy am jëkkër ba bu muy am njaboot saa yu dara amee daf ma ko yëgal ndeysaan ci combat donc bul xeeb kenn Karim Xrum Xax c'est un vrai combattant njëriñam dafa am solo ci xeex bi Guy Marius Sagna njëriñam dafa am solo ci xeex bi njëriñu Guy Marius Sagna dafa am solo njëriñu ñeneen ak ñeneen dafa am solo ci xeex bi donc doo xeeb benn xeex parce que lépp lu am solo la ci biir xeex bi waaye nag yoon la des fois nit yi xamante di waxante ay dëgg pour avancer loo xeex bi du pour yàq xeex bi parce que bu fekkoon pour yàq xeex bi la kon corrompre nañ ñu bu yàgg waaw non xeex bi nag moom décidé wuñ ko bàyyi tant que gisuñu Sénégal di doxee comme ay Europe ak ay Amérique xeex bi moom fas yéene wuñ ko bàyyi tant que ñi ngi gis ni paysans yi dañuy bàyyi ba dee Sénégal seen gouvernants yi duñ jënd seen gerte yi duñ jënd seen semence duñ jënd dara duñ jënd seen récolte ba chinois yi xotteeku jóge ba Chine ñëw jënd gerte gi yëpp dugal ko ci ay conteneur yóbbu ko port rawale ko Chine dem transformé ji ko tant que maa ngi gis loolu duma bàyyi xeex bi tant que maa ngi gis nit feebar bay bëgg a dee ñëw hôpital ñu ne ko demal nga jëndi microchrome demal nga jëndi fee alcool demal nga jëndi fee pansement yor nga 10 000 boo ko amul noo docteur bi newu fi noo toogal ne ba mu dee ci lal ba mu dee sax waxuma la ci lal hôpital ba mu dee ci bunt bi fas yéene wu ma bàyyi xeex bi tant que maa ngi gis suñu gouvernants yi di dem ci gox yi di jënd doomu aadama yi ci 5000 francs comme xar sax jarul 5000 francs 5000 francs que 10 000 du ma bàyyi xeex bi tant que gisuma ñii di doomu aadama yi nekk ci dund bu mucc ayib tant que maa ngi gis jeunes yi am nañ leneen lu ñu tal lu dul toog teg zëm yor waxtaan bi moo laa lii moo laa laa moo laa est-ce que non moo laa est-ce que am na doom moo laa est-ce que am na nangam tant que maa ngi gis loolu du ma bàyyi saa yu ma yewoo gis ni Sénégal jeunes yëpp liggéey nañ comme fii tekk la def ñëpp liggéey nañ fii liggéey choix la du chance liggéey bi daf fi fees da ngay génn métro yi sax nga gis ñu lay jox xaaral ma indi leen benn carte de visite baal leen ma de moo won leen carte de visite boo xam ni démb bërki démb bu may jaar ci métro bi rek ñi ma jox carte de visite di ma forcer liggéey forcer xam nga forcer liggéey carte de visite du carte de visite carte maanaam mun naa ne ko carte de visite carte boo xam ni ci gars yi nii la ñuy feesee ci buntu aéroport yi ci métro yi partout foo jàdd ñu jox la carte pour liggéey waaw liggéey heure bu nekk $15 heure bii $15 heure bii nangam xool carte baa ngi nii bu may wax sax taluma ko woon mais comme nit bu ñuul la moo tax ma may ko nopp ma déglu ko mu wax man waaye fii am na liggéey fii nangam wax liggéey ay liggéey yu yomb yoo xam ne Sénégal bu fekkoon am na fa ay doomu ministre ki doomu député nga fay gis baa doole du ko liggéey parce que du liggéeyu coono ay liggéey yor ay scan carton yi jàll ngay scanné teet mu jàll teet ngay kooku yéen bu doon am na Sénégal di ngeen yéen ñi kenn dina ci taxaw kenn dina fa liggéey doomu ministre doomu député donc tant que gisuma man sama askan yeewu ñu jox leen ay opportunité ay possibilité ñuy dund si dund yu mucc ajib am liggéey am xëy dootuñ tala ci teg zëm premier deuxième troisième tarxiis génn pare dem ci ballon ba pare toog xaar bool bi te bool bi baay bi akay taaj wala yaay bi tant que loolu maa ngi koy gis man parewuma xeex ba léegi sama intérêt newu ci de ba léegi sama intérêt newu ci li may wax pour ñeneen la ña nga Sénégal te man nekkuma Sénégal bu ma nekkee Sénégal damay xeex moo fa génnee damay xeex bi laa dul bàyyi tant que gisuma loolu tant que maa ngi gis seeni dirigeant di këpp ay kees tant que maa ngi xam Aliou Sall profession journaliste la Aliou Sall
woon sax jëluñu ko woon amul sax kenn xamul Aliou Sall ci ban maison de presse Aliou Sall da doon taxawaalu rek wala fajiri sax Aliou Sall dafa doon taxawaalu ak ay soulier dàll soulier yoo xam ne boo ko xoolee sa waay yoonu géeje waaye géej yëmbal géej yëpp la kajj da nga doon xool soulier même lu mu ko siraasee 50 francs sax amu ko woon Aliou Sall di taxawaalu buntu wal fajiri Sacré-Cœur yore benn ab saagu diplomate am benn saagu espèce saagu di xam la ca ne nga yeewu gis Aliou Sall boobu moom lañ jox le contrat pétrolier et gazier koo xam dafa amoon problème fukki dërëm pour cirage dàllam yooyu te matin midi soir moom la doon sol journalisme est-ce que mus ngeen dégg Aliou Sall fu mu toj est-ce que mus ngeen dégg Aliou Sall lenn lu mus a bind loo xam ne yëngal na askan wala nit yi ñi ngi koy xool te pourtant nag journaliste la de léegi journaliste du ab journaliste la taxawaalukat la kooku moom du sax journaliste kooku ab taxawaalukat la quoi léegi waajoo journaliste boobu lañ fekk ndekete nguur gi moom bu mu faloo ñuy découvrir ni fii am na pétrole ak gaz dañ ko jël jox ko rakk Macky Sall bu mu bokkal ndey ak baay ñu gis ko mu yor contrat pétrolier et gazier te gis nga suñu journaliste yi bu doon ñoom kese doo leen xam dara doo leen yëg sax ni contrat am na fi non suñu journaliste yi ñun ñoo bëri journaliste ki animateur Sénégal yëpp journaliste ak animateur la ab jigéen moo jóge fële ba BBC Angleterre dugg ci avion yi xotti asamaan si ñëw ba Sénégal def ay enquête am def ay recherche am fu ne mu enquête fa moo ñu ab nit boo xam ni xool du sax sénégalaise jóge ba Angleterre ñëw ba Sénégal des centaines de milliers de kilomètres xamal leen ni yéen xanaa yëgu leen ni man de moo ma ko yëgal dama mujjee rus sax man ana sama journaliste yi ñii ñu ngi fii di yeewoo fii xamuñu sax ni pétrole bi gars yi signé nañ ko ak ay Frank Timis bandi boobu te ñu ni ay sénégalais ñoom ay journaliste di yeewoo Sénégal di fanaan Sénégal dëkk Sénégal yëguñu sax ni ndekete Macky Sall moom jël na contrat yi pétrolier et gazier dem jox ko rakkam bu mu bokkal ndey ak baay ba ab jigéen gàcceel la képp kuy journaliste kuy dox Sénégal BBC jox ko xaalis mu ñëw ba foofu toog Sénégal def ay recherche am ay weer ba gis ni 6 000 milliards la Aliou Sall rawale ci contrat pétrolier et gaz Sénégal yëpp dégg waaw Aliou Sall jox ñu suñu 6 milliards Aliou Sall jox ñu suñu nangam journaliste yi commencé bind wéy Aliou Sall lu mu def garaaw na Aliou Sall man de bu ma doon Sénégalais di journaliste du mu ci bind parce que gàcce googu dafa rëy ci man dafa toll noo xam ni donc je me demande mais man dama doon nalaw wala dama deewoon nan laa mën a toog Sénégal dëkk Sénégal màggee Sénégal yaroo Sénégal ne journaliste la ab journaliste yi jógee ba BBC kooku mooy journaliste ñëw génneel peuple bi li am tout Sénégalais du dee ci gàcce moom da nga leen di gisaat ñiy ree ak kaf di dox seen dox la bon mooy loolu quoi c'est dommage. Let me see something.